jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi saxoo seen YouTube bi di BTV di Banlieue Info TV ngeen koy am ci internet bi www.banlieueinfo.com tey ñu ngi fii ci place publique bu Yeumbeul Sud di dalal ki nga xam ne nag mooy Kara Diop Kara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Kara bokk ci parti socialiste nekk ci ndaw ñi tey mu nekkee fii ci commune bu Yeumbeul Sud ñu nar waxtaan ak moom ay poñ yu bari bokk na ci li nga xam ne nag mooy situation parti socialiste ci biir Sénégal de manière générale waaye nag ñu waxtaan ci li nga xam ne nag mooy biir ci biir commune Yeumbeul Sud bi nga xam ni fii lay milité parti socialiste fa la toll ak parti socialiste ndaw ñi ban taxawaay lañ ci am suñ ci duggee nag dugg ci li nga xam ne nag mooy bokk moomeel bi nga xam ne kii di Bara Gaye moo ko jiite ak naka la ko jàngatee naka la ko gisee ak lañ ci dolli ak seen avenir li nga xam ne nag moo jëmale ci parti socialiste ngir ëllëgam ci biir commune bi. Kara ginnaaw ba la nuyoo di la dalal jàmm ci li nga xam ne nag mooy seen chaîne bi di Banlieue Info TV di BTV di chaîne bi nga xam ne nag moo nekk fii ci biir banlieue bi di dox ci banlieue bi te di waxtaanee lépp loo xam ne dem ci banlieue bi ñu bàyyi la nga sànni ay kàddu yi nga xam ne nag mooy internet yu lay déglu. asalaamaaleykum d'abord dama leen di nuyu di la gërëm aussi ci invitation bii nga xamante ne accordé nga ma ko mu nekk loo xamante ne dama koy rafetlu parce que fii ci Yeumbeul Sud acteurs politiques yi bari nañ fi d'abord bon boo ma ci tànnee jukki ma ci dalal ma du ma def lu dul daal koy rafetlu. seen émission BTV nag di premier numéro 1 bi tey nag ñu koy enregistré ak ki nga xam ne nag mooy Kara Diop Kara parti socialiste ci Sénégal fa la toll. d'abord damay santaat yàlla comme ni nga ko waxee nii comme bi mooy première émission bi yàlla def ma bokk ci ñi ko première invité bi. donc sant yàlla la. donc parti socialiste je suis le secrétaire général d'abord du parti socialiste au niveau de la commune. jiite ndaw ñi aussi di ci ànd ak tamit ay jeunes. yu dëggu yu dynamique comme ñi nekk nii suñu ginnaaw. ñoo xamante ne ñii ñoo ngi ci mess bi ñii ñoo ngi ci jeunesse bi ñuy ànd aussi di liggéey ngir jëmale parti bi kanam fii ci biir Yeumbeul Sud comme nii ngeen ma gisee nii boo gisee comme nii ma ñëwee sax ay training sol t-shirt kii wane ni maa ngi woon ci biir terrain bi ñu nekkoon ci am jaayum carte képp ku ne kenn ku ne xam nga ni parti socialiste fii mu toll dañoo jëm ci ay renouvellement ci kaw loolu nag ci lañ newoon fii ci suñu base bi nga xamante ni ci lañ nekkoon fexe nu ñu animé section yi comité yi ak sous comité yi ngir parti bi jëmaat kanam fii si loolu daal lañ nekkoon. animé section yi daal mel ne section yi daa dee woon kenn amutoon benn mouvement. non section yi deewul képp ki nga xam nga ni parti socialiste du parti buy dee. ba kii Rikoro boo demee di nga fa fekk parti bi. mais dafa nekk ni parti bi bu tolloo si instance yi dañuy jël carte yi nga xamante ni parti bi attribué na ko pour notre commune. mu nekk benn nombre boo xam bu takku la. dañu dem nag si section yi attribué leen ko ngir. ñu dugg ci biir comité yi ak sous comité yi mais nekkul ni sous comité section yi dafay dee mais dafa fekk ni bu parti bi tolloo fii day jaadu ñun ñi nga xamante ne ñoo jiite yu yor instance jeune wala adulte wala femme ñun ñooy àndkat demaat ci biir section yi jébbal leen carte yi ngir ñu mën kaa eggale ci biir comité yi ak sous comité yi ngir kenn ku ne ku bokk ci parti bi mën see jot te parti bi aussi bu ñuy joxe suñuy carte nekkoon na ci 200 francs mais képp ko xam na tamit di ñaanalaale ndam ci yàlla ci Ousmane Tanor Dieng yàlla xaru ko aljana bi muy dem moo ngi bàyyi ci carte bi ci limu 500 francs donc day jaar ñu dem ci section yi itam jébbal leen ko wax leen tamit nan lay demee ak naka lay looloo ñu waralaat yóbbu ci di loolooy waral suñu dem ci section yi. mais sëñ Kara da nga xam ne li nga xam ne mooy ci militants yu bari rawatina réewum Sénégal askan wi ñeneen parti socialiste ay màggat a ko yor loolu am na wala amul. mais parti socialiste ay màggat yoruñu ko. parce que boo gisee ku mel ni. Mame Bounama Sall jiite ndaw ñi sekku ko ak Yaya Diallo di ci def liggéey bu am solo donc boo xoolee parti bi nga xam ne parti bi deewul ci wàllu ndaw te fépp instance yooyu yëpp nga xamante ni jeunes yi ñoo ngi fay nekk ñoo ngi fay liggéey bu am solo man nag damay yem fii ci Yeumbeul Sud exemple parce que ñoo ngi bokk ci benn kuréel bu ñu naan la kuréelu Benno Bokk Yaakaar fu ñu taxaw seeni jeunes taxaw fa ay jeunes parti socialiste dina fu ñu gëstoo dina gis ay jeunes dañuy wax ni parti socialiste mag ñi nga xam ne ñoo ko jiite sax ñoom ginnaaw ban amee ci responsabilité ci li nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar dañoo fàtte ndaw ñi seen bopp rek moo tax ñu toog noppi ni meex kenn waxul. fii ci commune bi d'abord. comme man non national laay wax. comme ki nga xam ne Aminata Mbengue Ndiaye tey moom lañ jox li nga xam ne mooy Haut Conseil des collectivités territoriales mu wuuti ki nga xam ne nag mooy dem ci yàlla Ousmane Tanor Dieng yàlla na suuf woyof ci kawam nee nan mag ñi ci des kenn du wax. mag ñi ñoo ngi wax. ñoom suñuy responsable ñoo ngi jëf li ñu war a jëf. jëmale ko ci ndaw ñi. ndaw ñi ñoo ngi liggéey aussi li ñu war a liggéey parce que ñoom mag ñi buñ ñu fàtte woon ñun ndaw ñi duñu mën a teg benn tànk jëmale kanam li ñu war a def ñoo ngi koy def ci ndaw ñi moo tax ñun li ñu war a def jëmale ko ci suñuy coordination ñu koy def noonu la demee parce que mag ñi buñ ñu fàtte woon ñun ndaw ñi duñu mën a def dara ñàkk fàtte gi ñu ñàkk a fàtte moo tax ñu am courage wàcc mais est-ce que jàpp nga ni benn bés dina ñëw ñi nga xam ne mooy famille socialiste yëpp dajaloo waat comme ni nga ko defee ñoom Barthélémy Dias ak ñoom ñëpp dajaloo waat toogaat nekkat benn.
dama koy delloo comme si ka wax ci suñu secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye waxoon muy émission bi mu mujjee woon def maa ngi jégalu si wax muy 2STV seen naataangoo boobu parti socialiste ëbbaluñ ko kenn mais tamit xaj na duñu dem kenn di la tàllal loxo wala di la naan la ñëwal bu fekkee jug nga pour ñëw teg ko si ay sart ay conditions yu normal ngir ñëw fekk si parti bi ñoom kilifa yi xaj na dinañ la tàllal loxo mais ndaw ñi war nañ ci jox ay jéego parce que ndaw ñi aussi ñoo yor ëllëgu parti bi mais tamit ñun ndaw ñi ñun ndaw ñi njëkk ñu leen di yees ak fantasiro tamit non mais tamit gis nga ñun nekkuñu comme yenn parti yi man du ma jug toujours di ko wax ñun parti socialiste du parti pëccëxoo encore une fois mais pëccëxoo moo si nekk fi mu toll nii non xam nga bu si pëccëxoo amoon leneen la ñuy wax bi suñu secrétaire général demee mais doyante boobu am na ci ay doyante boobu amoon na ci boo ma invité waaw poser ma question mais da nga may bàyyi ma lay tontu waa ca demal loolu moom mooy neexal émission ca du demal noonu mais lu mel ni parti socialiste du parti pëccëxoo ba lu neex waaye def encore une fois noonu la demee mais nekkul ni aussi ñoom encore une fois ñun dañuy def toog seen place ñëw defal leen mais ñoom fa ñu toog xam nañ li xew parce que tey xaj na ñoom kenn tey ji yëmbal sud fii ma nekk yow muy 21e coordination kenn du fi fanaan tey te daa la wax te dara xew fi dara du fi yëng te informé wu ma le secrétaire général li baa si jiite buñ ko informé dina ko jottali kon fii amul dara lu fi xew te suñuy kilifa yëguñu ko kon tey di ñoom fees nañ seen place dell balu xew ñu war kaa lijjanti à leur place mais dinañ ko lijjanti nekku ñun jeunesse bi ñoo koy lijjanti te ñun jeunesse bi tamit bu leen fàtte ni am nañ ay kilifa mais am ngeen waar wala woon bay am nañ kilifa normal la am nañ kilifa te suñu kilifa waar wam sa war a bay mais moo ngi ko siy bay si yëmbal sud gi sax la ñuy ñëw yëmbal sud googu ñu bëri ñu naan parti socialiste tekkatu fi dara parti socialiste dee na amatu fi xam nga tey parti socialiste bu tekkee wutul woon dara si fii si yëmbal du ngeen fekk ndaw mu toog bu am moins de 30 ans toog fii ànd kaaki moroomam di xeexal parti bi mais dañu yow rek moo si yaa si nekk non mais tey jii boo xoolee alentour bii nga toog ki yor mes bi moo ngi sa wet gis nga ko waaw wala déet ànd seeg ay naataangoom ñeneen ñi ñoo ngi ñëw xaj na dañoo xëyoon parce que tey parti socialiste am na si ñoo xam ay ndaw lañ mais dañoo yor seen liggéey di xëy di liggéey man mii tey sama liggéey dama ko bàyyi wàccoon si terrain bi ngir carte yi mais ki noonu la demee si ñëpp ay ndaw lañ yoo xam yu gëm seen bopp bëgg seen bopp di liggéey parce que boo leen xoolee xam ne ñi ay responsable lañ ñoo fi nekk kon tey boo gis ay jeunes yoo xam 22 ans moins de 30 ans toog di xeexal ak parti nga naan parti boobu dee na si fi fam nekk mais dañoo gis ni ki nga xam ne moo fi nekkoon di Youssou Diop moom mi nga xam ne moom moo jiite woon sax commune bi yàlla xare ko aljana moom tamit te it suuf woyof si quoi moom tamit ginnaaw boobu muy dëddoo ñunu gis parti socialiste benn léthargie total yëngu dugg ci gisatuñ benn mouvement gisatuñ benn activité gisatuñ benn dynamique boo xam ne am na ko ci parti bi loolu moo tax ñii ni parti social daa dee est-ce que di yow loolu ngay relais bi def yi ñëw bañ lu ngi ni yow yaa rek yaa fi nekk loolu question de bañ xam na moom Youssou Diop yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko aljana waaye Youssou Diop ñun nii la ñu yaree dañuy bañ duñu nangu suñuy moroomu gor aussi di ñu jiital si ay détails fu ñu toll dañuy bañ parce que ñun direct socialiste mooy daw suñu yaram formation boobu nag mu ñu transmettre ñu jeunesse bi moo si la ñuy wëy Youssou Diop nag bi mu fi nekkee mu dawal liggéey bu am solo ba mu fi jugee mais tamit Youssou Diop jugee na fi xanaa du fi jugee rek ñu accéléré non mais xanaa dinañ daje mais bi ñu dajee aussi waxtaan nañ ndax daje nañ xam nga li ma wax mais bi ñu dajee ba waxtaan ba pare aussi am na lu ñëwaat su taxaw suñu kanam muy mbas mi ban programme nga mën a teg si mbas mi encore une fois sax dama ko fay jàllal di wax ni sax même ba si le secrétaire général li bas ji te dem nañ fa ànd si jeunesse bi waxtaan ak moom wax da nga may déglu aussi wax ka li nga xamante ni mais socialiste def na benn def taxaw na si mbas mi bu ñu mën a gis taxaw nañ socialiste waxuma benn bokk yaakaar socialiste la parti socialiste est-ce que benn activité mën nañoo jàpp parti socialiste moo ko fa def fii si mbas mi si mbas mi xam nga tey ji mbas mi dafa nekkoon loo xam dafa touché ñëpp surtout si commune bu Yeumbeul Sud tey jii mbas mi bi mu ñëwee ànd nañ si ak ñeen si war a àndal liggéey ku si mel ni Magnon Dia nga xamante ni man en tant que jeune socialiste sama xarit la bokk mais damay bàyyi ma expliquer sama xarit la ñuy ànd di liggéey maa moom en coalition mais bokk leen parti non en coalition boo ko diggee mooy ànd ak parti mooy benn bokk yaakaar loolu bi ñu ko defee dañoo boole suñuy doole xaj na dem wuti feneen ak li ñu am ma ànd ak moom parce que ñëpp xàmmee nañ ma ak moom si commune Benno Bokk Yaakaar ma fier si aussi mu nekk nit koo xamante ne lu mu la wax du deñ moo tax ma naw ko téye ko ñu ànd seek dipindooy mi nga xamante ne xaritam la wàcc si terrain bi jox nit ñi ay gel dañu pare si ay gel lu ñu am tamit si suñu doole fekkee nañ ko nit ñi si seen biir kër mais jox leen ko discrètement mais ñoo ngi def mais xaj na fa suñu doole yem mais fa la ñu koy yemalee mais tamit du ñu def au delà de loo xamante ni bon
amuñu ko. mais loolu si turu Benno Bokk Yaakaar ngeen ko defee. nañ d'accord muy man ak Manion Dia kese aussi. waaw Benno Bokk Yaakaar la. ok waaw Benno Bokk Yaakaar ba tey li nga xam ne mooy tey socialiste yi. dañuy wax ni fii si bu Yeumbeul Sud sax as néew socialiste yi nekk ay paa lañu d'accord waaw wala déet. mais parti yëpp am ay pas. mais ñu ko jiite ñu ko dégg parti yëpp am ay pas. dafa fekk ni mag ñi seen gëm-gëm du deñ. mais gars yi gëmatu neen gëmatu parti socialiste non xam nga tey boo waxee benn affaire. waaw da ngay bàyyi ma développé. demal après nga soog a dem. acca mag ñi dañoo am gëm-gëm. bu ñu jàppee du ñu bàyyi. jàpp googu ñu jàppoon. ànd kaak. Abdou Diouf. ànd kaak le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng mais moom la ñu àndee ak le secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye fii si biir Yeumbeul Sud. mu nekk nag loo xamante ni bon benn liste la bu élargie. ay magi kese la mais tamit amaat ay liste bu élargie ay femmes kese amaat ay liste bu élargie boo xamante ne mais jeunes yi ñoo ko ŋànk. mais tamit bu leen xool ni rek ni mag ñi parce que tamit parti socialiste dañoo am ay kilifa. lu mu métti mekk boo gisee jeune da ngay gis mag boo gisee mag da ngay gis femme. mais xam nga soo dëggee APR da ngay gis COSER. yaa ngi dégg. nga dugg PDS nga gis jeunesse libéraux yi. UJTL ma nga fa. ngànk ndaw ñi mais bi socialiste kenn mun laa wax ni kuréel gi moo na ngànk ndaw ñi. mooy kuréel gi si la nga amul mouvement national jeunesse socialiste dirigé par le secrétaire général. mais Yeumbeul Sud kenn yëgu leen ngeen gisu leen. non xam nga tey jii kuréel bu ne. waaw day am benn bànqaas bu siy wàcc. waaw nangu nga ko wala nanguwoo ko. day am bànqaas loolu moo tax mais bànqaas googu nag moo wàcc man en tant que jeune. waaw mais yéen a ngi leen di gis non damay déglu. man nag ma leen di liggéeyal fii si biir Yeumbeul Sud. di liggéeyal mouvement national bi fii si biir Yeumbeul Sud. parce que damay dégg parce que fépp fu mouvement bi dem. teg fa tànkam Yeumbeul Sud day am représentant. liggéey li nga xamante ne moom la war a liggéey. si biir sur le plan national. Yeumbeul Sud fii nag. dama ni bu doon parti bi laa ne da nga ni comme ni nga koy waxee. doo fi gis ay yow nga fiy gis ak yow nga fiy gis tey du ma ñëw toog. ay jeunes ñëw toog sama ginnaaw. waaw wala déet donc jeunesse boobu. xamal li ma la nekku jeunesse boo xamante ni aussi dañ leen a neexal wala dara dama ni gëm-gëm la ñu bëgg parti bi xamal li ma la gëm parti bi xamal li ma la di def ngir parti bi xamal li ma la mu nekk ay jeunesse boo xamante ni dañoo gëm seen bopp ñëw nangoo ànd ak man si li nga xamante ni mooy charte parti bi d'abord parce que tamit parti bi dafa am ay charte xamal li ma la d'abord bon ni muy nekkul comme beneen parti ñoo ñëpp la ñu ànd nekk sama ginnaaw ñuy ànd di liggéey ngir suqali parti bi gën a suqali sax du ma ne suqali parce que parti bi ba muy suqaliku ñun juddooguñu fii si Yeumbeul mais gën a suqali bi gën a relever défi bi nga xamante ni moom la fi kilifa yi bàyyi woon moom la fi mag ñi bàyyi woon ñu relever défi boobu jëxati ko ngir parti bi gën a jëm si kanam mais bu leen ni tamit ay mag kese fi nekk mais tamit parti bu ne non damay dégg parti bu ne am na mag mooy couleur adulte bi nangu nga ko wala nangu woo ko am na femme muy couleur femme nangu nga ko wala mais am na jeune mais loolu lépp nag ñu non damay dégg non xamante ni boo nee jeunes yi 15 centres la COJER la ñuy gis si benn bokk yaakaar tey jii COJER sax li ñu koy gis à Yeumbeul Sud bariwul ñuy regroupé wu loolu moom dañ koy nangu rek ñu avancé ndax yaa ngi Yeumbeul Sud li ñuy teg ay comme ay événement ñu ni lii COJER a ko fi def mais loolu kii mais fii jeunesse socialiste COJER tegu fi dara non dama ni comme teg nañ fi ni lii ak li def programme tel fii à Yeumbeul Sud COJER moo ko fi def li muy am bariwul comme amul dama ni man gisaguma ko boog bi si topp mooy tegu fi dara non waxuma la tegu fi dara mais daal li nga ko fi teg bariwul man am na si détails yoo xamante ne du ma si foncé parce que samay naatangoo la samay xarit lañ te ñoo bokk si coalition beneen bi si topp boo xamante ne non xam nga nii tamit dañuy diglu Ibra dañu bëgg acte yi nga xam ñu koy gis parce que gars yi dañuy sentir côté donc soo ne loolu amul Ibra gis nga métier bii nii nga def di poser question man moom laa def du noonu moo tax am na détails yu bari yoo xamante ni dama siy limité wu du noonu samay xarit lañ samay wante ñoo ngi si coalition bi yàlla ñuy boole ñu nekk si jàmm loolu ñu yooyu beneen bi si topp mooy parti socialiste jeunesse parti socialiste bu ñu fàtte ni yow it fekk nga ñu fii ñu def fi programme maa ko def si weeru koor xamali ma la avec une budget de 500 000 francs def ko ay kit yàlla dogal tey sax yow yaa may interviewé ñu jox ko ñi nga xamante ne ñoo dëkk si te boobu jeunesse socialiste moo ko def waaw wala déet ci ndimbalu ki nga xam ne moo nekkoon non ak ku mu mënti doon waaw d'accord xam jàpp nañ benn boobu non dama ni ñu wax ci ñu denc parenthèse boobu non damaa bëgg ngay nangu ni parti socialiste jeunesse bi def nañ temps après on avance non li ma gis ngeen gis ba depuis yaxaw naa yàgg sax na ko koor daa wàcc dégg la loolu dañoo gis ni kat ki nga xam ne mu nekkoon directeur bu Petrosen moo fi nekk ku ñëwul non xam nga tey jii jeunesse socialiste bu ñu toogee di def dara xam nga li ma la kilifa toog sa kaw rafetlu loolu ñëw di si appuyer mais dañ koy accueillir à un bras ouvert bi stop mooy ni ka jeunesse socialiste à Yeumbeul Sud moom yàlla dogal na ni ñoo ngi teg di dem ndànk-ndànk ku yoot doo sëkkat
du non ku yor doo sëkkat ba tax na ne ñoo ngi jëm vers benn événement boo xamante ni incha allah dinaa la si invité li ci kanam rawati ba du yàgg dara parce que commencé woon nañ ko mbas mi ñëw téye ko mais dinañ ko relancer waat parce que j'étais vers un tournée communal boo xam ne dama ko naroon def affiche yi yëpp génnoon na mais aussi commencé woon naa si quelque kii muy Afia demoon fa quelque kii mais mbas bi bu ñëwee dafa arrêté lépp donc fii ak fan wala que du ma sax weer dinañ la invité waat ni la kat jour tel dinañ def telle journée fii la ñu koy defee pour war la leen ne parti socialiste xam nga la day jug fii si yëmbal te day continuer di jug ay yëmbal. mais avenir u parti socialiste ci biir Benno Bokk Yaakaar fii ci biir commune bi ëllëgam. gars yi neen sax amu leen sax candidat socialiste mënut a génn ñi kii moo nekk candidat pour nekk ci mairie bi. xamoo ñun yàlla dogal nañu parti socialiste dañoo yar tellement que ni. mais gars yaa ngi yëglu nag. jàngal ñu politique man may bëgg a nekk maire bëgg na. li ma la wax rek kuy yor doo sëkkat du sëkkat. jàngal ñu politique tellement ni que. am na yenn détails yoo xamante ne sax du ma si bëgg di sori. parce que bu la ay kilifa tënkee rek. am na si yoo xam doo si sori ba tax na. kilifa yi ñoom ëllëgu parti socialiste fii si Yeumbeul Sud. xam naa ni du li koy yàq. te ñaanuñu yàlla mu yàqu. du jógee si parti socialiste. waxuma la ngeen yàqu ko dama ni la koo xam ne kat mu ngi leen tabb te ëllëg ak si biir coalition bi yàqu ñun parti socialiste day génne candidat jongante mairie bi kan lay doon. bon comme que li nga ko waxee comme que si coalition tamit lañ nekk. mais coalition xam nga comme bii passé candidat bi moo ñëw sax si kii bi ñaari élection yi fi jàll yëpp ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar bi waa coalition élection locale bi ki nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar ñoo imposé woon seen candidat. tey xanaa dina leen may ngeen imposé seen candidat. xam nga ñoom en 2014. boobu El Hadj Youssou Diop moo fi nekkoon. nekk socialiste nekk si maire bi. yàlla def ñu ànd ak ñoom en 2012 bi ñu jëlee réew mi. kon en 2014 moo ñu fekk si coalition bi. ñoom seen gis-gis. Youssou Diop woo na leen ngir waxtaan. ñu xool ni ñuy àndee si coalition bi mais xaj na ñoom pour ñoom seen ab gis-gis si jamono jooju pour ñoom xaj na kat bu ñu àndeeg la parti socialiste. Youssou Diop tàllal na leen loxo. pour bañ see sole xaj na ñoom seen gis-gis nekkul woon ànd ak Youssou Diop si jamono yooyu muy parti socialiste comme mu nekk la Benno Bokk Yaakaar. mais pare ngeen yéen pare ngeen pour imposer seen candidat. diggante boobu am na changement. ndax ki fi newoon yàlla jëlee na ko fi. ñu ñaan yàlla xare ko àjjana. diggante bi Baboy moo ngi fi. maa ngi fi. keneen a ngi fi ndax yokku na macha allah. macha allah yokku na donc ñun coalition bi xaj na bis dina ñëw. bu loolu jotee. dinañ toog waxtaan d'abord loo gis. ay nit bu ñuy ànd bu ñu waree jël décision kilifa yi dinañ toog waxtaan. bu ñu toogee nag waxtaan. xaj na yàlla dina dogal ni. incha allah su boobaa yàlla mën naa dogal ñu bokk gis-gis. kon mbokk yi ni ma leen ko waxee rek yéen ñu ngi dalal ki nga xam ne nag mooy Kara Diop nekk kenn koo xam ne nag bokk na ci ndaw socialiste yi nekk fii ci commune bi Yeumbeul Sud ñu wéyal waxtaan wi dem ci li nga xam ne nag mooy jëm ci mbokk moomeel bi nekkoon ci li nga xam ni mooy ku fi jiite ji Bara Gaye yor mairie bi di doxal yow doxalinam noo ko gisee. Bara bon son frère la d'abord. ku baax la. d'abord ba ñu mujjee gisee amagul 15 jours. parce que ñun jeunesse bi yëpp. yaa ngi koy gis. non si gisante nañ amul 15 jours. parce que ñun jeunesse bi yëpp. amul woon parti. parti socialiste jeunesse Pastef. association yi dañoo booloo woon. ngir curé ndox yi nga xamante ni desoon na si kër yi. seetali ko. ngir famille yi nga xamante ni. ñoo ngi woon si école yi. seen kër ndox yi jeex. ñu mën kaa seetali dimbali leen ñu mën faa ñu dem seeti ko. biñ ko seetee aussi dalal nañu mu nekk aussi ku baax d'abord. mais ku baax la. loolu daal la si fi ñu mën mais daal. yaa ngi koy xalamal de. non pas xalamal. yéen a ngi si tali bi fi ngeen toog. si tali bi ngeen toog. waaw ku xool ndox mi démb si guddi la taw. démb si guddi ba tey ndox mi toog fi. kon am na si yoo xamante ni tali bi tilim na bari na suuf mais war na di ko au moins sax Bara di bale. jël population wu Yeumbeul même pas 14 personnes à 15 di leen fay sax ñuy bale loolu bon da ko doon day def. mais bàyyi non damay déglu ma bàyyi ma ko da nga maa laaj da nga may bàyyi ma defar benn yoon. beneen tamit am na yoo xam ne wax yoo xam ne am na benn jour aussi maa ngi génn tamit si média yi di ko wax te dama koy waxaat. si période mbas mi aussi bureau municipal bi amoon na benn vote bu ñu defoon loolu ñëpp xam nañ ko xam ngeen ko keneen xam na ko. muy lan muy affaire budget de 25 millions yoo xamante ne voté woon nañ ko ngir Covid bi. pour mu def ko si mbas bi nee na woon da koy jënd ceeb. mais man nee naa ko sax si période inondation bi comme que defoo ko si ceeb.
ngir yàlla dañ lay ñaan nga defal ñu ko si mbënd mi. est-ce que bon def ñu ko ci mbënd mi tamit. am na jéego yoo xam ne gis nañ ay moto pompe fii par léegi fu nekk dugal ñu ko fa di pompe gis nañ ko mu sol ay dàllam aussi dugg ci biir ndox mi de masawu tamit. ok d'abord sax dama may. ma am si benn parenthèse bu ma dugg. waaw muy ni ko bi loolu amee. comme ni nga ko waxee tali bi bi loolu amee. waaw ñoom seen réaction xaw naa yéex. réaction xawoon naa yéex. ba tax na ñun ñi nga xamante ne kat ñoo ngi woon si coalition bi. Benno Bokk Yaakaar teel a wàcc. bañ a wàcceet ñoom wàcc nañu. ñun ñoo wàcc ko non non taxaw ñun ñoo wàcc coalition mooy yow wala gouvernement moo ñëw. ñun ñu dëkk si dëkk bi. waaw ñoo njëkk a wàcc. parce que plan Orsec bi. noo leen def. yéex naa ñëw wàcc si terrain bi def lan. jàppale ñi nga xamante ne ñooy loru si biir kër yi ngir génn leen si jafe-jafe yi ñu nekk. loolu leen def noo leen jàppale. d'abord ñun ñoo njëkk a wàcc ak. ndimbalulu ministre Amadou Hott mi nga xamante ni sama naataangoo la. mu nekk dëkk si dëkk bi bëgguma woon sax citer son nom parce que am na ay détails yu bari yu fiy jaar. parce que nit ñi bu ñuy gis sax nga wax benn nit pour ñoom si ginnaaw. mais Amadou moo gis am na los bi. loolu mu indi. jàppale na ba taxoon na génn non damay déglu. non def na tournée si presse bi daan ni Amadou Hott moo ñu indil temps ak temps sur 54 quartiers maa ko waxoon. mais damay may moom li ma la si wax benn parenthèse bu may ubbi dama ne comme tey jii ñi nga xamante ni ay ñoo bokk coalition bi féetee nekk si yenn responsable yi nga xam ne APRC yi. toog di wax yenn wax yi man du ma ko rafetlu ndax ñoom ñoo bokk coalition bi. mooy ni que toog yenn wax leen wax. tey jii mooy ni que boo nee Amadou Hott. tey média bi seet si na ma. waaw laaj nañ lu ñu fi def. bon du ma ni su tel maire bi mais dama non mais kii bon c'est suñu naataangoo la si coalition bi. mais moom lay wax li mu fi def. mais wax nga li mu fi def au retour da ngay dégg ñi nga xamante ni kat ñoo waroon a dooleel lool ñoo may retourné kat dafa bëgg a postu wala dafa bëgg bi dafa bëgg loolu dama bëgg changer émission wallaahi mais xam nga loolu dafa ñaaw quoi tamit Amadou Hott gis nañ ko ñu ñëw ci biir yëmbal parce que ñu ngi ci biir caravane damay bàyyi ma continuer ci wax tamit xam nga Kara Diop tey wax tamit am na wax yoo xam ne booy wax dama koy déglu xam nga tey ji am na si yoo xamante ni tamit ay bëgg postu wala quelque chose comme ça su ma koy wut dama koy rayantee ji si parti ba ma bokk du noonu mais tey ji ñëpp xam nañ ni moo waral action yi ngay def 54 quartiers la moo waral action yi ngay def 54 quartiers moo fi nekk 27 inondés 20 maisons impactées am na si yoo xamante ni tey jii bu ñëwee ngir dimbali nit ñi mais dañ koy jël à bras ouvert wax ko nit ñi ngir ñi nga xamante ne xamal tax ñu koy wax ñi ko mën te defuñu ko. mais mbokk yi comme ni ma la ko waxee rek ñu ngi toogal ki nga xam ne nag mooy Kara Diop nekk responsable socialiste nekk si ndaw ñi sëñ Kara yaa ngi koy wax sànq xam nga Amadou Hott ñëw na fi mu nekk seen naataango ci coalition Benno Bokk Yaakaar def na fi tournée am na secteur yoo xam ne doon nañ ko yuuxoo ñu ngi woon ci biir caravane bi loolu lu am la. donte le nag am na ay retard aussi si yi nga xam ne dimbali donte le am na yuy ñëw mais am na ko mais tamit mënoo xalab maire bi nga xam ne moo fi nekk ba mi nga xam ne su dee taa ci moom moo fi la ko fekk ci bëccëg gi njëkk donte le dooleem am na fu mu yem mais nag bu ko bañal ni génn na masawu askan wi. xam nga bi may wax sama biir wax. waaw ba tey déggoo ma ne la maire bi def si inondation dama ni la. waaw yéex naa kon jëf. ndaxte ba jëf jotee. waaw ñun ñi nga xamante ni. xam nga ñooy yeewoo yëmbal. ñun ñi yeewoo yëmbal. xam nga li ma la. di fanaan yëmbal. ba taw bi amee. yenn fanaan si guddi ga ñëpp xam nañ ni ñi yeewoo yëmbal ka 3 heures du matin fekk na leen. moom yeewul yëmbal man daal dama ni. ñi yeewul yëmbal moom mooy jiite gox bi. moom la gox bi tànn 3 heures du matin fekk na leen si mbënd mi ñu toog di dimbali. mais moom la gox bi tànn moom lañ tànn ko yaay premier si yëmbal waa. mais tamit ni ñu ko tànnee ñëpp xam nañ ko. naka la. ni ñu ko tànnee. ñëpp xam nañ li fi xew. du noonu bi élection 2014 bi mu fi nekkee. xam nañ ko battre campagne biir PDS xam nañ ko yëmbal fal. mais prouvé na bopp mais prouvé na aussi am na bilan boo xam ne mën na ko défendre aussi. li ma bëgg a jàllale. waaw yow mënoo ma xaatiree jàllale donc bàyyi ko mu jàll noonu ma ko waxee. loolu la am na bilan boo xam ne am na bilan boo xam ne mën na ko défendre. xam nga tey jii bu doon bilan. waaw bu doon bilan rek lay wax naan bilan. waaw tey jii ku xam mbënd inondation de 2005. waaw à 2008 2009 kenn ku ne ku yeewoo yëmbal xam ne si la kër yu bari jugoon waaw wala déet. waaw d'accord non dama lay wax. mais xam nga ni échec gu gouvernement mais boobu budget ñaata la mais échec gu gouvernement Macky Sall. dañ ñëpp Dakar coalition Benno Bokk Yaakaar. non da nga may déglu si commune bi nga nekkoon. waaw si commune bi laa lay wax. yoo xam nga ni commune bi Yeumbeul Sud mu ne ko jëm baaraamu tuuma mais lan la fi Macky Sall def. non xam nga Macky Sall man. lan la fi def non attends. wax ma ko. tey jii. waaw li fi Macky Sall def. waaw ci wàllu inondation. waaw mbënd mi. ba si Bara Gaye fa mu teg lii CM bii nii mu ni moom lay tabax. waaw fa mu ko teg. waaw suuf soosu. waaw ñëpp xamoon nañ ni
suuf la soo xamante ne foofu du woon suuf ay kër a fa nekkoon. ay kër a fa nekkoon mais woon daal di jug dem mais dama ni. waaw warul woon canal yooyu. waaw yi fa président indi. waaw jaalale ko ñu évacuer ndox mi. xam nga li ma la. foofu kon donc duñ fa teg CM. duñ fa tabax kii wu Pakouti nan la tudd. hôpital Pakouti bi. waaw duñ fa teg leneen ak leneen ba fay xalaat naan centre ba évacuer ay tali yeneen dafa. mais war ngaa war ngaa sant comme xel mu nàcc tamit. ni man mii kat comme que espace bi am na naa fi tabax. CM boo xam ne xam nga tamit da ngay nangu yëmbal si da ngay nangu mu soso ba léegi fa desoon ba tey CM du fa tege. mais yëmbal si amul am CM. non danga mais ay kër su fa nekkoon CM du am. yëmbal yàgg na am CM. mais bu leen fàttali Yeumbeul Sud mu sam CM. non da nga may bàyyi ma Yeumbeul Sud ba ma nekkoon CM bàyyi ma expliquer waxal. yëmbal waaw. yëmbal première CM bi mooy nekkoon fële nan la tudd CM Momar Marème mais dama ne boobu yëmbal kese moo amoon. waaw d'accord mais bu leen fàtte ni division dafa am. mooy division amee en 96 non damay déglu en 96. waaw bi division amee en 96 mais yëmbal fii si biir Yeumbeul Sud mais ban espace moo fi amoon bu ñu mën a teg CM mon ami. xam nga dama ni la. mais am na espace bu ñu teg CM wala amu ko. mais boobu yéen a nekkoon maire. non non dama ne la ba xam amoon waxuma la waxi maire de. xam nga yéen a nekkoon maire. xam nga yéen a war na gérer espace CM. xam nga tamit fi amul espace fu ñu teg ab kër mais dinañ fa teg ab CM mais tey jii ba inondation ba ndox mi ñëwee en 2005. de 2005 à 2009 nangu kër yi mais nag ak vision wu ak bi vision président Macky Sall ba mu ñëwee moom xaj na évacuer ndox moomu. léegi nag domaine boobu nekkaat domaine public léegi nag domaine boobu tey jii moom moo permettre nag bon ñu am na doomu nday sëriñ bi fu ñu mën a teg CM. waaw mais boo amul espace doo teg CM. waaw soo amul espace doo teg leneen teg ay action teg ba si fii nga toog tey jii di fi waxee ni moom daf ko defaraat. mais tamit ak def moo fi nekkoon socialiste yi defaroon ka fi socialiste yi fekkaat ka fi defaraat ko mu ñëw tegaat ñam da ngay xam mais da ngay d'accord ni da ngay d'accord ni li socialiste defoon ñëpp gis nañ ko xeer laa ko ban moo fi nekkoon que loolu aussi dañ koy d'accord tey ñu ngi mën a teg fii bay tourner émission loolu aussi dañ ko koy santé moom mi nga xam ne nag moo am xel mu naaj wala moom moom la yàlla may mu fenk teg dajeeg lu mel nii ba mu day réaliser ko réaliser na police daañu ay action loo xam mais aussi dañ ko ko santé non dama lay wax 96 Samba Yoro moo fi nekkoon socialiste waaw kenn xalaatul woon pafe parce que xaj na boobu jamono jooju la mu fa defoon loolu la tollooloon Youssou Diop ba mu fi ñëwee non da nga may dégg Youssou Diop ba mu fi ñëwee waaw la mu fi def loolu la tolloowoon sa jamono jooju mais dama ni sax loo gis dañ koy teg sa temps ba mu tombee loon jamono jii lii moo am mais lii la fi teg ak jamono day dem ba lii nga xamante ni dootul am leneen ay am ka fiy toog def leneen 25 millions yi nga xam ne nag sànq mbokk yi yéen a ko dégg moo ko yëkkati di 25 millions yi nga xam ne nag bureau municipal bi neneen voté nañ ko ngir jëmale ko ngir jàppale ñi nga xam ne nag ñu nekkoon ci Covid bi 25 millions yooyu tey noo leen ni def ngir loolu mën a leer. bon comme que conseil municipal bi. ñoo ngi fi. Covid bi mu amee ba tey ñëpp xam nañu tasewuñu. te am na ñu ma si jot di waxtaanal actuellement. ñoom nee nañu kat xaj na bu ñu tasewaatee dina leen ko leeral. comme que kat ñun man du ma conseiller. ñoom kat conseil yëg nañu ko. te xaj na ne dinañ défendre lool xaj na moom miy maire. wuti ko ñëw teg xaj na am na fu mu ko def dina leen ko leeral. man loolu rek la si. mais Kara nga bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall nekk Sénégalais nekk président de tous les Sénégalais. Yeumbeul Sud ba mu faloo ba léegi depuis 2012 ba 2020 ñu amal ko ñaari mandat askanu Yeumbeul votel ko ñaari yëpp mu gañe ko tey amul lenn loo xam ne mën nañ fa teg baaram ni président Macky Sall moo ko fi def loolu du gàcc si yéen ñi nga xam ne yéen bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar. bon tey jii Yeumbeul bul ni gàcce wala dara. parce que am na programme yëpp yoo xamante ne yu bari yu fi waroon a dugg am na yu ñuy wax naan nii la demee wala néew wala nii. xam nga loo amul benn fond doo si mën a antu moo tax du ma si bëgg a sori. mais am na lu tax ay lii mu sote Yeumbeul Sud. mais président Macky Sall ñëpp xamoon nañu suñuy jafe-jafe. tali bu xat bi def si bokkoon. mais tali baa ngi nii ba léegi. ba tey dafa xat. liggéey bi fan la yem. Yeumbeul baa ngi taxaw bu Yeumbeul Nord la yem di. Yeumbeul Nord la yem di ak yéen ak maire yi nga xam ne jébalu nan. mooy si essence bi. waaw léegi. mooy Yeumbeul Nord la essence bi Yeumbeul Sud. bu ñu fàttani. waaw. village traditionnel la d'abord. waaw. kër yi si tali bi am nañ benn anamum dëkkuwaay boo xamante ni boo fa dëkkul. wala jubóo moom am na kër yi moom bu ko wax wala moom bu jubóo am na. kër yi moom. impasse kër yi moom jubóo amoon avant jubóo bi lu amoon. waaw jubóo am mais ku amoon na mais bu lu gis amoon na mais bu lu ko lëfee nañ ko. mais donc
comme que levé nañ ko ba gars yi natt nañ jubóo am na dama ni comme que loolu moo la gënoon moo a téye métti liggéey bi. comme que loolu moo gënoon a métti waaw xamal ma la waaw te yàlla dogal na ni waaw loolu jubóo nañ waaw. donc yow laay delloo question bi lu ko mën a téye donc comme que président def na lu mu war a def te si su ma juumul ñu ni ministre bi fi nekk dëkk yëmbal am na ay fonds moo yor gafagay réew mi de bu ko yoree dama ni am na lu mooy finance projet yi de ñu ba léegi gisagun ba léegi gisagun mooy finance projet ba léegi gisagun dara. donc da nga naan yow gisu goo ko waaye kon ndaam ñu koy jox si suuf. non amul lu ñu gis si suuf mais yëmbal waaw. su ma juumul dina am ay financement yu fi dugg ngir dimbali famille ak jeunesse bi du yàgg dara loolu xaj na boo gisoon son chef de cabinet bi nga xamante ni moo ko gën a jege dëkk fii dina la ko gën a leeral man nekkuma fi ngir défendre ay projet man waxuma la défendre projet mais réalisation yi nga xam ne président Macky Sall président bi nga xam ne moom ngeen ndamoo di ko défendre aussi war ngeen wax kat askanu jëmbal président moo fi def lii. xam nga tey jii bul ne ndamoo man boo nee ndamoo day mel ni kon ndamoo président Macky Sall. non xam nga moo bi dafa xaw a diis man parti socialiste mais bilan bi vous êtes comptable du bilan. parti socialiste lay ndamoon encore une fois. mais parti socialiste est comptable du bilan de Macky Sall. non. Ah bon? Non man déedéet waxuma comme li nga wax laay mais dama ni man parti socialiste laay ndamoo encore moo bi man samay leader laay ndamoo Aminata Mbengue Ndiaye secrétaire général Bounama Sall ak ñi fi nekkal jeunesse bi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk si wetam ku si mel ay Serigne Mbaye Thiam ak quelque chose comme ñooñu laay ndamoo. jërë ngeen jëf mbokk yi mu nekkoon seen émission si doon dalal ki nga xam ne nag mooy Kara Diop nekk jeunesse socialiste sëñ Kara lañ nga bëggoon a wax loo xam laaju ñu la ko ak looy tàggatoo. bon damay sant di gërëm xaj na yaakaaroon naa ni sax ti nga dugg si li ma jiite woon si wàllu ceeb beeg yooyu waaye comme que kii na si ma comme yàlla dogal na ni waaw dinañ si dellusiwaat ñoo ngi si njeextalu émission bi duñ def lu dul sant di gërëm di sant ñi nga sant sama naataangoo yi nga xamante ne ñoo ngi nii toog yore mees bi ak jeunesse bi. waa mees ñu ngi leen sant remercier bu baax aussi. liggéey bu am solo si biir parti socialiste mu nekk ay ndaw yu gëm seen bopp. ak ñeneen ñi ñëwul. di nuyu aussi responsable bi nga xam adduna bi nekk fii mooy Baboy Gueye ak sama présidente femme Anta Ndiaye. aussi di jaajëfal di la rafetlu émission bii nga ma invité aussi. di la wax ni kontaan nañ trop. parce que tamit li nekkoon si bopp bi yëpp génnul. waaw xëy na am na foo laa waxul mais xam naa ni yoon yemul si benn. yéen yemul ci benn xam naa bis dina ñëwaat. dinañ toogaat si bii jotaay comme ni ngeen koy waxee nekk émission mu rafetlu. di kontaan tamit si njëkk. toog ba ma si njëkk a toog parce que tamit c'est pas la première fois. ay am na émission yu bari yoo xam ne yàlla day dogal maa si njëkk a di ko sante suñu borom. sant samay ñaar waajur aussi bon loolu la amoon na monsieur di sant samay xarit. jërëjëf sëñ Kara mbokk yi nag mu nekk Kara Diop nekkoon ko xam ne nag ku dynamique la aussi ñu ràññee woon ko lool ci li nga xam ne moo nekkoon ci distribution bi jëmale ko ci denrée alimentaire ci force Covid 19 yi mu ràññee ko woon ci tey liggéey ci liggéey bu am solo ñu ngi koy remercier ak ñi nga xam ne nag ñoo nekk mouvement étudiant socialiste ñoom tamit ñu liggéey ci liggéey bu am solo ñi leen ñu remercier bu baax a baax tey nekk ñoo xam ni waa yëmbal ñu ngi leen ndamoo ñu jara ndamoo lan parce que nag ñu ngi yëngatu ngir yittee askan wi waaye itam mbokk yi ñu ngi leen safoo di leen bëggee te di leen dox dig daje ba beneen incha allah. Babacar Tagna du MES mouvement élèves et étudiants du parti socialiste bon tey ñu teew fi pour waxtaan si quelques points yi nga xamante ni mouvement élèves et socialistes du parti socialiste ñu ngi ko war a demal léegi si projet yooyu noonu ñu ngi waajal ay formation ñu ngi waajal. formation su wàllum éducation bi ñu waajal formation su wàllum emploi bi ñu waajal ay formation aussi tamit si ñi nga xamante ni mooy jeunesse yëmbalwaa bi donc juste pour wax leen ni que ni ñu ngi koy waaj te ñu ngi koy pare maa ngi toog sama naataandoo bi nga xamante ni moom la ñuy wax Mamadou ma jox ko moom aussi tamit wax si quelques mots. Oui, c'est Mamoud Ba, membre du mouvement élèves étudiants du parti socialiste. Et comme il a bien souligné, on a établi des plans, des agendas. Comme il a souligné, il y a de soutenir les GIE. Et beaucoup de trucs, on a commencé depuis longtemps. Mais juste avec la pandémie, on a arrêté notre activité. Mais comme on ne sait pas quand ça va finir, on va essayer de vivre avec. Aujourd'hui, donc, c'est le début. C'est pas le début, on a commencé depuis longtemps. Ok. Comme l'a bien souligné Babacar Tagnan, on a des agendas. On soutient beaucoup des GIE qui ont des problèmes de récépissé et des enfants quand même qui ont problème de problème de papier lors des examens. Il y a tellement de trucs, beaucoup de choses. Donc en fait c'est ça.